waaw Max ñi ngi ci doon waxtaan léegi am na sax ku ma ni lutte traditionnelle bi dafa commencé jël niveau bu nga xam ne est-ce que du dem sax ba gêner li nga xam ne moom mooy lutte avec frappe bi ndax promoteurs yi nekk ci lutte avec frappe bi ñoom ñooy tëgg tey lutte traditionnelle tey di ci def mise bu am solo mbër yiy bëre ci bëre dóor bi tamit ñooy ñëw di naru ci li nga xam ne mooy lutte traditionnelle. waaw loolu am solo gis nañu ngi def ay jéego. ba it nag boo demee di wane sa bopp ba bokk ci champion yu mag yi. teraanga bi ngay am fii mën nga ko am ci bëre simple bi. mais bëre dóor bi nag moom xam naa ne. acca dañ lay bàyyi ñu déglu la ak Luc Nicolaï. acca ñu dem. waaw sant Serigne Bara Mbacke Fallalu sant jër sa njabootu sëñ Touba bi yëpp fii ma fa la nag Max yéen la rek ndax yow yaa ma ci dugal yaa ak Malick Thiandoum yéen a mën a jaaral ci yoon bi ma jaar fa. mais tey li may wax rek ku wax lig wax làmb ngay bay sa waar ci dëkk bi di lii nga def état la waroon boo jógee ñëpp jóg waaye nag am na feneen fu ñu lay xaaruñ la ci bëre simple rek ndax da ngaa jaboote ñëpp rendez-vous yu mag yi ñuy dégg foo ci tollu lig waaw ñu ngi ciy liggéey mais wax dëgg yàlla bëgg nañu aussi def lu rëy ci bëre simple bi ñu ngi préparé yeneen journée yu mag d'ailleurs sax ma jox la exclusivité dama ragal ne balaa 15 jours nañ tegaat fii 10 millions pour xale yi ñëw yëngatu ci bërewaat ci am dara balaa 15 jours. mais programme bi ma gis du Ndakaaru rek de ma bëgg nga limal ma ci tuuti rek. Ndakaaru la Fatick ak Thiadiaye Kaolack ak Sénégal yëpp daal dinañ ko wër. waaw xam nga rek timit Max il faut mu demee nii parce que timit xam nga làmb dafay cosaan surtout nag bëre mbapat bi fi mu toll tey ci biir réew mi laaj nañu valoriser waat ko parce que xam nga bu baax fi mu jógee parce que jaar nga ci mbapat ba ngay dajeeg ñoom Dame Soudiane di dajeeg ñoom Yamouro Fange di dajeeg ñoom Ousmane Ndiaye bu Diouroup di dajeeg ñoom Abdou Khadir bu Kobongay ndaanaan yooyu yëpp nga xam ne arbitre naa la nga dajeeg ñoom kon yow kenn mënu laa wax dara ci li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy bëre bu amul dóor moo tax nag ñu war ko valoriser gis nga tey nekk suñu première journée gis nga macha allah stade bi ni mu mel Luc Nicolaï ñëw ànd ak ay mbokkam ànd ak ay xaritam tey foo sànni mbàtt mu tag lii mooy wane ne daal lamb war nañ ko gën a toppatoo war nañ ci gën a taxaw parce que Sénégal moo ko moom te bëgg na ko te it xale yi nga xamante ne nii tey ñu ngi ci lamb yaakaaruñu lu dul lamb war nañ leen jàppale moo tax tamit Luc taxawaay bii mu am war a def région yi ci Sénégal yëpp pour que ñu toppatoo waat bëre mbapat bi valoriser waat ko ba ñi nga xamante ne tey ñu ngi ci arène bi lépp lu ñu amoon ci làmb ñi nga xamante ne nii tamit ñu ngi ci mbapat mi am ko parce que ñun ñëpp ñoo bokk réew mi te ay nit bu ñu bokkee réew dañoo war a ànd bokk équipe niroo mayoo liggéey pour réew mi mën a jëm ci kanam Max. waaw Pakala Kaskel ku ne jëlee benn avertissement waaye Reug Reug ak Kori du yomb Kori daa tëj bëre ba waaw Pakala Kaskel Pakala moom it champion d'Afrique la Kaskel champion d'Afrique la Cheikhou Diouf champion d'Afrique la ñoo ñëpp teewoon nañu Sénégal am ay raaya tey ñoo wàcc nañ ci terrain bi di jongante moo tax dañuy xamante kenn mayul sa morom dara waaye Luc Nicolaï en innovation bi am na solo Cheikhou Diouf jël na Boy Faye war na ko ndomba Cheikhou Diouf war na ndomba Boy Faye Cheikhou war na ko ndomba wee Pakala jëlal nañ ko tëgg ko mbot seetoo nañu jël bi xale yaa ngi naaw oxo waaye Cheikhou Diouf ak Boy Faye ña nga ca suuf ma nga ca suuf war na ko ndomba ma ngi koy jéem a bay ma ngi koy bay waaye nanguwul ma ngi koy bay nanguwul jalkandalu na rëcc na xale yi naaw nañu wala di aate nañ ñoom tamit def nañ 3 minutes dañuy dallu dellu siwaat waaw Reug Reug fàq na ko jalkandaloog moom daan na ko cey Reug Reug phénomène la dafa jalkandaloog moom jaar ca flanc ya dëpp ko daan na ko jël bu rëy jël na Boy Faye Boy Faye door na ko tànk Boy Faye door na ko tànk Boy Faye mbaar na ko Boy Faye daan na Cheikhou Diouf dafa rasu bés ko mu dëpp waaye Kaskel jël na Pakala rasu rëcc oh di yomb daw na mbaar ko Pakala mbaar na Kaskel Pakala war na ko ndomba takk na ko ma ngi koy bés daan na ko Pakala daan na Kaskel
ayca gis ngeen ko noonu la Pakala également daane Gaskel nga gis également rëg-rëg action bu mu def ta mu rafet nga gis sama copain nag Adama Diouf moom non Adama kenn du moom làmb ja ñëpp ay ndaanaan lañ mais keroog ñaari star a fa am waaw Adama Diouf ak rëg-rëg maanaam ñooy yëngal public bi ñooy yëngal public bi Adama xam nga dafa sedd keroog mais bu ñu yëngee public bi bay jóg taxaw keroog damaa ànd ak moom fecc gis naa sa ngeen ànd baal ànd nañu baal ndax xam nga Adama man moo may yëngal moo may daaneel vraiment macha allah donc yaa ngi koy wax léegi li yéen a ngi waxtaan mu lay wax programme bu yaatu bi nga xam ne également moom la dëgmal parce que le 4 mars dina teg 10 millions ci stade Demba Diop donc loolu bokk ci programme bu yaatu bi nga xam ne daf ko war a def dajal ci Sénégal waaw parce que noonu lay def parce que dana dem ci région yu bëri na parce que bin calculé lépp su ma jumul programme bin ma jotoo wan dem na ba ci 35 millions yoo xam ne day dugg ci région yi fu ne mu sërxal fa dara ay Joal ak Fatick ak fu ne lay dem mais dafa am loo xamante ni da ko ñamali ñëpp di ko bàyyi xel mais diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye ci laa ko doon cuq mais xam nga ñoom daan nañ lañ xam nga la am affaire business la te buñ xamee fa nga jëm doo yegg potum biir nekk la ñuy def dëgg la alors Sidi mu nekk lu am solo lutte traditionnelle bi gis nañu vraiment sa naataango promoteurs yi également ni ñu ci investir di ci def ay mise yu am solo waaw boo xoolee ku mel ni Jax production donc mooy def mi ngi doon def liggéey bu am solo keroog seetaan naa ko tamit à Mbour nga xoolaat encore ku mel ni tey jii Luc Nicolaï muy suma xarit bi suma invité de marque d'ailleurs moom ak famille am yëpp ci dimanche le 26 ñoom laa def invité ak Bombardier le roi des arènes parce que ñoom laa fekk si seen dëkk te aussi ñuy sumay nit ñi sumay xarit mais li nga wax ni lutte bi mi ngi def ay jéego yu am solo te lii dafa am solo parce que ku amul chance fële ci bëri dóor bi dem wuti ko fëri parce que am na ñoo xam ne am nañu technique bu mat sëkk mais yàlla def na mënuñoo dóor mais ku ñu jàpp doo dem wante rëg-rëg mii day yaakaar naa ni moom il faudra compter avec lui dans l'avenir. ah oui xale bu baax la yaru na aussi. mais aussi xam naa ne li muy def mën na ko te aussi boole na ci fulla ak fayda. dëgg la boole na ci fulla ak fayda sérieux na ci kon nag le 4 mars Luc da koy dàbbaliwaat 10 millions dañuy àndaat ak Luc Nicolaï dem ba fi nga xam ne moom moo di stade Demba Diop Sidi wax na ko Luc mooy invité d'honneur am loolu incha allah dimanche lay am fële ca Mbour Bombardier également ñi ngi ciy waxtaan ni ki démb parce que dimanche bi yëpp ñu nag Bombardier ñun ñoo yendu yóbbu nañ ko ca parc ba yóbbu ko ca ndox ma lu ne defloo nañ ko loolu yëpp ngir préparer teaser bu am solo digganteem ak Eumeu Sène Eumeu Sène moom moo ci des cey le 4 avril le combat royal Assane nee na ma semaine bii dinaa ko régulariser Bombardier ne waaja goma koo joxe dama koy bàyyee waalee làmb su ma paree jox ko ñoom assurance ak Pakala cey Eumeu Sène na ko da ngay wax rek yónni wuñ ci Tyson nga ko njëkk a jël muy sama mag di sama xarit la nga jëloon Pikine laa bëgg nga dellu suma ko ndax loolu doo nga des ci sama carrière nee na la ma defal waa Pikine yëpp nañu ko fàtte nañ ko làq mel ni musuma leen defal dara naa mel ni liir buy soog a juddu ndax leen rek laa leen amel mooy indilaat leen titre roi des arènes Bombardier na ko ñam naa ko mu rëcc ma daw ci fukki at jotaat ko xam naa li mu saf du ma ko joxe du ma ko joxe waaye tey damaa jekki sama téléphone ni kar ñu ne ma Zarko waaw mbooloo ma ko topp motaar ya ko topp Alaaji Malick ma ni leen lu Zarko xewle dina ma man ak yow lañ koy tourner wow ci kong la yem bul sonal sa bopp tey moo doon ta ñaari jàmbaari fàkk tëdd lañu wallaay te li ma naan xëbal jàmbaar doo ci am ndam te ku ci ne defa nga ne yaa man sa morom diggante moo daan ak Zarko te muy journée boo xamante ni nag Alaaji Malick ñeenti grand combat la ak juróom benn spécial tey te bu ci ne rek boo ko tëggoon Iba Mar mu fees dell lu Grand Yoff mobilisé Thiès mobilisé na ko parce que nag Modou Anta day mbëru diwaan nag mbëru diwaan la xam na ci dara non xam naa ci dara loolu nga wax noonu am na Thiès d'ailleurs ñëpp a ngi koy préparé pour soutenir aussi Modou Anta te aussi nit la koo xam ni fowewul combat bi te xam na aussi combat bi li mu koy indil moo tax ñu koy wax na ànd ak dal rek te xam ne bu mu Anta sànni ma teaser bi waaye lili sànni ma teaser bi moom ñu wax nit ñëpp grand place yëpp ci la ñuy naan ataay parce que da cee am mbër yi nga xam ne dañ ma ne teaser moom boo leen ko defalee mbër rek jaratul sax ñuy def publicité ndax doy na xoolal ma lii ma ngay jéggat di dem xoolal ma lii ma ngay jéggat di jëm ay waay soo ko toog ci ëttam yoon am xaram di ko toog ca ñuy jox ko téléphone waaw ma ku nekk wax ak sa morom la nga bëgg a def ak moom cey waaw ne xoolal mu daan te ca Mbuur la toll di waajal boppam Zarko toog di yafalum xarab bor lay fayu mu ne ko duma la ko fay te ñëwal jël si ko war a def face à face bu mag waaw ci le 26 bi Sidi di tëgg loolu ma ngay am fële ca Bambey ci teewaayu madame Aïda Mbodj ca Bambey la ilaha illallah ci Alaaji Malick Assane nee na moom presse bépp dama leen di dugal ci oto
jël mbër yi dugal leen ci oto ñu wutali Bambey daal di sargal Aïda Mbodj. te it nag nam ko tasaaree sax la xel nangu. bu jëlee Aïda Mbodj mu nekk Bambey. jël meeru Bawol. tuddee ko benn drapeau. du ko jël nag Bamba Fall mi nga xamante ne nii mooy bu la neexee sax bu loxo mi daan neel meeru Ndakaaru. waaw Bamba suñu waa ji moom it moo am ca drapeau. wallaay suma waa ji. Bamba ñu ngi lay nuyu di la ziar. kon nga xam ne alaaji maa kii Assane dafa matale. waaw te Bamba nag xam nga Médina gépp boo rombee mairie Médina sa yaram dafay daw. lépp luy mouvement lépp luy kuréel lépp luy association ña nga taf libéré Bamba Fall waaye Bamba nañ ko bàyyi waaye nañu bàyyi jàmbur mu ñëw liggéey ndax askanam ñoo ko soxla mu nekk ku bëgg askanam bëgg ko di liggéeyal askanam waaye nekk un socialiste pur et dur nekk nit ku nga xamante ni conviction da koo am xëy na conviction moo ko dugal fa mu dugal waaye dépassé nañu nag fu nga xamante ni dinañu tëj nit ndax ay idéem ndax ay conviction Sénégal dépassé na foofu nañu bàyyi Bamba mu delluwaat ci liggéeyam ak ñoom ñamu àndal Khalifa Sall it ña ngi ko convoqué ni moom it di ko càmbar am na lu nga xam ne daal rafetul ci biiru bokk nañu ko seet nu ñu koy defaree ba mu rafet ñun ñëpp ñu mën a ànd naan ci ndox mi ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar Luc Nicolaï Mbapat. Cheikh Tidiane Niang moo yor ngemb lu weex li moog Youssouf Faye ñu ngi leewaatoo Cheikh Tidiane Niang ak Youssouf Faye daw nañu daje waaw xale bi tax na foo sëtande ko Cheikh Tidiane Niang doon na war ko xale ba jalgandal rëcc xale bi tax na dañ na ko mu jéggi xale yaa ngi bëre bu rëy takk na ko aj ko mu bañ takk na ko xale bi bañ na xale yi mën nañoo bëre mboot na ko ña nga ca suuf mu nga bootu ci cuisse bi mboot na ko daan na ko jël bu rëy mboot ma suufe na daa yàgg ca wet ga Ousmane Diagne daanu na Ousmane Diagne demal jël sa licence ak 45 000 Ousmane Diagne daanu na Ousmane Diagne yenu nañ ko mu siisu Adama waaf na tibb na ko xale ba rasu waaw aj na ko Adama bañ xale bi daa mel ni xam na Adama ndax bu déclenché mu mbaar ko ci suuf ndeysaan Adama raaf na ca suuf tënk na ko doog moom kott na ko daan na ko waaye Adama en demi-finale waaye Adama waay Cheikh Tidiane ñaanit daan na kim doon bëre ndeysaan Adama Diouf Cheikh Tidiane ñaan daan na Youssouf Faye Adama Diouf en finale Youssouf Faye demal jël sa 45 000 ak sa licence waaw beneen quart de finale bi ña nga ca ginnaaw ñu ngi koy waaj a sifflé ndax Libidor jël na Fodé lonk na ko caxabal ca mu rëpp waaye ma nga ca wet ga Libidor bàyyiwul ndax waaw Fodé daan na Libidor est-ce que séddoo wuñu Fodé daan na Libidor waaw Libidor demal jël sa 180 000 kon diggante Pakala ak Reug Reug waaw daan na ko ñaari yoon waaw démb daan na ko Mbour demi-finale bañ tagg na ko mboot Reug Reug daan na ko jël bu rëy ceet ga la tax mu mboot ko nee na ko daan naa la ñetti yoon ceet ga la tax mu penku ko mboot ma rëy na ndeysaan Mamadou Lamine Sané daan na Adama Diouf Mamadou Lamine Sané daan na Adama Diouf ndeysaan waaw Mamadou Lamine Sané daan na Adama Diouf Liwi Coor ngi waaxu witi ko Reug Reug jël na ko Reug Reug war na ko domba Liwi Coor daan na Reug Reug esum sa degen men bato Sénégal fa eliman jambo fa ne de la bato esum sa degen men Fodé Sarr ak Franc daw na jël ko Franc jël na ko daw na jël ko ma ngi koy tëgg mboot Fodé Sarr a ngi koy tëgg mboot Franc bañ na ànd nañu jóg Fodé dina am 700 Fodé dina am 720 000 Franc en finale
mer nañu ñu ngi yàq làmb ji ndax d'accord ñu ci li commission bi def nangu wuñu loolu waaw bëre bu àndut ak dóor lutte sans frappe sans violence waaye ñoom ànduñu ci décision wu commission règlement et discipline Reug Reug mi ñu jox ndam nga xam ne commission bee ko def la amateur yi d'accordul ji nga xeer yaa ngi noonu Cheikh Tidiane Niang ak Modou Lamine Sané daw na jël ko xalab na ko añ na ko xalab ko dàq na ko Cheikh Tidiane Niang rasu rëcc ndeysaan fàq na ko war na ko ndomba Cheikh Tidiane Niang war na ko ndomba Cheikh Tidiane Niang war na ko ndomba na sukk ci tànk bi mu tàllal waaw ma nga ca suuf Cheikh Tidiane Niang daan na ko final bi ñu mujj bëre fi nag ñoom ñaar boobu Franc ko daan waaye Reug Reug daanaan na ko ay yoon ñu ngi lay atoo ñoom ñaar Franc ak Reug Reug damante nañu baaraam Franc ak Reug Reug daw na jël ko Franc rasu damante nañu baaraam daw na jël ko Franc jël na ko mu door ko tànk da wër ko ndomba ko songu bu ko wañ Reug Reug door ko tànk Reug Reug war na ndomba Franc kol na ko door ci suuf Reug Reug daan na Franc Reug Reug daan na ko Reug Reug jël na final bi ayca noonu la Reug Reug jëlee final bi coow amoon na ci mbir mi waaye xam ngeen ni lutte bi léegi dafa am recours bu fekkee ni télévision dafa nekk nag ci lutte bu nga xamante ni lutte traditionnelle la keroog comme suñu mbokku télévision yi ñu ngi fa woon rawatina waa TFM gars yi bi ñu visionné la ñu jox Reug Reug victoire Reug Reug continuer ba jël yëf yi rectificatif Luc envoyé na ma léegi message nee na ma le 19 mars ci la donc gala bi di am muy lutte traditionnelle le 19 mars stade Demba Diop 10 millions 19 mars Demba Diop 10 millions Luc Nicolaï loolu leer dëgg la dañ ko changé waat programme bi mais loolu lañ jëkkoon a annoncé dëgg la mais xam naa nag lii mooy li wér le 19 mars te ñëpp a ngi koy waajal rendez-vous la Luc ne na ma danaa dellu si waat 10 millions te it mën naa dem ba romb ko dañ koy ñaanal rek mu yàggali li may wax rek moom askan wee ko soxla Alaaji Maalik ayca wax naa leen ko Sidi Diakhaté production mi ngi jëm Mbour kooku donc mu nekk première édition monsieur Cheikh Issa Sall nekk DG bu ADM nekk président mouvement Am Dem loolu nag dimanche 26 février lay doon ca Mbour waaye ni ki suba la ñuy def face à face bi loolu ñaar fukki mbër yëpp dinañ fa teew Jordan bu Mbour mooy daje ak Sélémène bu campement Ngeexoox waaye combat spécial ba imposé dina ca daje ak Boy Sey numéro 2 beneen combat spécial ba Pape Ndir dina ca bëre ak Toubacouta mu am nag yeneen combat yu ñu ci toftal parce que tàkkusaan la bu nga xamante ni fukki combat moom moo ciy am donc si di bés bi yaa ngi koy waajal suba la ñuy def signature bi loolu wax nañ ci ba pare mais toujours dañuy wax ne Sidi rek mënut dara Sidi rek poosam mënta def li muy def ndax xale yi nga xam ne dañuy ñëw buntu këram wala di toog biir këram di ko wax Sidi tëgguñu kenn xamul nu mu toll région de Thiès bépp ci moom la ñu yaakaar moom nag ci mbagam yu oyof yi mu bëgg a yenu mbooloo moom yëpp fokk mu am ñu ko jàppale pour mu mën ko def te loolu yaakaar naa ne am nga ci say xarit say wóllëre ak say am di jàmm ak ay doomi Thiès yu nga xam ni ñu ngi ci dugal sa loxo pour nga am doole joo dimbalee xale yi. waaw Malick comme ni nga ko waxee noonu benn lam du yëngu te ku nekk xam na ne lamb metti na metti goo xam ne du ay biir rek ñoom ñoo mën a fay ay mbër fay organisation fay télévision yi fay li nga war a def lépp togg añ boo xam ne ceebu Caroline lay doon loolu jafe na dëgg la waaw si di lay summi déedéet li may wax xam naa ko parce Acca que mu aussi gaaw. boo amee ay gan ñu ñëw ndax tey invité yi dañoo bari acca ñu gaaw donc tënk si loolu waaw. moo waral may wax ni kii nga xam ne mooy le ministre Alioune Sarr ministre du commerce maa ngi koy gërëm di ko sant tey fas yéene def sax drapeau le 2 avril bu soobee yàlla à Thiès Thiès, di gërëm aussi monsieur Yougo Sow DG de la Sococim moom it mu may jàppale
jàppale comme ni muy jàppale aussi waa réew mi di jàppale jeunesse bi yëpp te à travers moom loolu Sococim lañ ciy gërëm di leen sant muy Sococim Industrie di gërëm aussi ki nga xam ne mooy suma xarit di suma doomu ndey di nit di doomu Thiès bu baax muy Siré Dia di DG du groupe La mën nga ci joxaale combat yi nga xam ne moom la Sidi di organiser ndax ku ci mel ni Jordan da ci bëri ak Sélémélé donc mooy gërëm Siré bu baax a baax di ko nag invité nañ ko te bu mënta ñëw it nag il faut nag soxna si ñëw ak délégation mag fekk suñu mbuur parce que ñoom ñëpp la ñu invité Amadou Samba Kane DG de la LONASE maire de la commune de Amadou Ounaare day jàpp ci journée yi ba Sidi Diakhaté di mën a am yenn réussite yi kii nga xam ni tamit moom mooy docteur Cheikh Kanté di DG du port di suma xarit di kenn ci man di ma yàgg a jàppale aussi maa ngi koy gërëm di sant rawatina nag Abdoulaye Dieye mi nga xam ne aussi moom mooy le président mouvement des amis de Cheikh Kanté. Cheikh Kanté ku baax. Cheikh Kanté nit ku baax. double docteur. moom vraiment yor port di fa def liggéey bu am solo. non bu am solo mais également di jàppale askan di jàppale président de la république. bu baax aussi dañ koy wax. di def liggéey bu am solo bu nga xam ni mu ngi koy def ci Fatick ak li ko wër. moom aussi ni dama koy ne la félicité. à chaque année dina ma jox subvention boo xam ne sponsorisé su may làmb. donc moom soxnaam aussi dina may jox ay yére yu rafet ak madame Ami Diawara. madame Kanté maa ngi lay madame Kanté ayca ñu continuer surtout di gërëm di sant aussi Pape Lam. di wax ni tamit ki nga xam ni moom mooy le président bi nga xam ni moom mooy Babacar Pascal Dione. Sidi Diakhaté ngi koy remercier bu baax a baax a baax muy président de mouvement Dolli Macky. may gërëm di sant Cheikh Ahmed Tidiane Ba directeur des impôts et des domaines. di koo xam ni suñu goro la ca Thiès. di gërëm tamit yaayi soxnaam di maire Aïda Sow mais surtout di gërëm soxnaam soxna Lissa. di wax ni Cheikh Ahmed Tidiane Ba vraiment Sidi Diakhaté ngi lay gërëm di la sant. jox ma combat Jordan tamit ñu xoolaale ko ndax xool nañu léegi Sénégalais Babacar Fall DG BF entreprise. di gërëm Pape Iba Ndaw muy chef d' entreprise di koo xam ne moo doon suma parrain barki dem mais surtout nag di remercier suma xarit monsieur Matar Ba le ministre des sports. waaw kooku suñu waay la. muy suñu waay. daaw bi may def drapeau Fada vraiment lu nekk mu def ko ci ba ma demee fekk ko moom it Fatick ci drapeau mu def ci leen. un homme ouvert un homme compétent buy liggéey bu am solo président bàyyil ñu fi Matar Ba ci kanam ndax liggéeykat la. te yokk ay moyens comme ni ma bëgg aussi mu yokk moyen wu Siré Dia DG de la poste bu baax tamit nag. parce que Siré ngi jàppale waa Thiès di remercier aussi monsieur Abdoulaye Ndour moom mi nga xam ne mooy DAGE présidence de la République. kooku sama nit la sama xarit la sama lépp la. nit ku baax DAGE maa ngi lay nuyu di nuyu madame. également ku baax la DAGE madame Ndour sama xarit. madame Ndour comme ni ko Malick waxee Sidi Diakhaté mi ngi lay remercier mais surtout di remercier nag monsieur le DAGE Abdoulaye Ndour nit ku baax la. non nit ku baax la kuy jàppale président dans l' efficacité et la discrétion. vraiment ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant. di gërëm madame Diop Ndeye Tické Ndiaye muy secrétaire général ministère de la pêche. mais surtout di gërëm maat aussi ki nga xam ni moom mooy aussi Siré Dia ak Cheikh Ahmed Tidiane Ba ak Yougo Sow bu baax. di wax nag Ousmane Cissé maa ngi koy gërëm di ko sant muy DG des mines di gërëm la prévoyance assurance di gërëm Sococim Industrie di gërëm la Poste la LONASE HD Industrie di gërëm muy waa Madari mais surtout di wax ni jërëjëf ñi nga xam ne ñu ngi may jàppale ci liggéey bi guddi ak bëccëg suba ngoon monsieur le parrain du jour maa ngi lay remercier bu baax a baax a baax. DG de l'ADM je veux citer la personne de monsieur Cheikh Issa Sall. jërëjëf Sidi parce que teraanga bu ne defal nga ñu ko. ayca bu ñu ñëwee suba ci signature bi dinañu gën a yaatal ci loolu yëpp ci li nga xam ne def na ko EDK également gis naa ni yaa ngi leen di gërëm. ku ci mel ni mon ami frère Demba Ka di ko masawu parce que nag nañu bàyyi li ñuy def Demba doomu Sénégal la di liggéeyal Sénégal mais ci wàllu sécurité dañoo dem ca station ba nekk ca Thiès toj ko jël fa lu mat 2 millions dóor ay balu fital ma réew mi kenn xamatul foo jëm ñi nga xam ne ñi ngi liggéey sax léegi nekkatuñ ci sécurité vraiment ñu ngi koy massawu di wax également nañu renforcer sécurité bi parce que léegi banques yi ñu ngi koy toj ñi ngi toj ñi nga xamante ni mooy siège yi def transfert d'argent nit ñi kenn nekkatul ci sécurité teraanga boo am nit saay-saay fekk la foofu foqati ko loolu aussi war nañ ci wax pour que sécurité bi ñu renforcer. xëccoo bi lañu war a bàyyi El Hadj Malick te jéem a aar askan wi. looloo ëpp solo. bu ñu jógee ci journée bi nga xam ne moom la ñu def le 26. le 26 mars. dañuy def drapeau Talla Sylla moom mi nga xam ne mooy président fal askan wi di maire de la commune de Thiès. le 2 avril ba bis booba le 26 boobu Aïdara Karara mooy bu dëkk bu nekk bokk sa waajur moom bëgg sa waajur moom moo ci bëri ak. loolu dañu am temps communiqué ci le 2 avril ba. moom mooy doon drapeau ki nga xam ne moom mooy ministre Alioune Sarr. acca yóbbu ma ñu dellu stade Iba Mar Diop ànd ak Serigne Modou Niang toog a dalal gan gi nga xam ne moo topp ci Sidi.
gauche ngemb bu weex doomu Saafeen ngemb Lagos xawma ak bu jaune buñ teg ci kaw Zoss 90 mépp na mel ni luy dem ñoom ñaar ni ñu taxawee taxawaayu mbër la ku nekk fausse garde nga nekk tànk ndeyjoor ñu ànd ak Mouniang production 18 février 2017 au stade Iba Mar Diop Zoss door na attention door yaa ngi dal de baax na daal drill rajax laay bañ a dégg de Zoss a ngi door ay uppercut doomu Saafeen dafa bëgg a bëre Zoss téye na benn loxo bi di door ay uppercut doomu Saafeen génn na loxo bi laay jël na tànk ba luy Zoss si def génn na toutes mes fédérations Zoss 90 attention doomu Saafeen bëgg na ko filer Zoss bañ na waay ñi ñu ngi bëre ñu am nañ jom de applaudissez waay ndeysaan fi mu nekk ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk peese nga sa moroom lu muy jar attention mot na ko laay waay Seexu Zoss daan na bëre na ba daan na doomu Saafeen du courage bëre nga daanu nga mbokk yi deuxième combat bu Mouniang production arbitre sifflé na Boka moo nekk suñu ndeyjoor moo di woo doomu taal xaw ma puudar too moo gën a gàtt Boka jël na ko waay too rëpp na Boka tamit rëpp na combat bee ka gaaw yéey laay la ma ngay rokos too ak Boka ma ngay dóor Boka junior too doon na def action Boka yóbbu na ko Boka yóbbuwaat na ko too bañ na ñii ñu gàtt ñi day naqaree bëreel daanu nga ba samp sa bopp too Boka daan na too jàpp na ko bëre na ko xeex na ko daan na ko ak puudaram Boka ngoog ñag bi daan na xaw ma ñag nga xaw ma fam ma getooy jom day derja baay di ko ku yar ci bokku déggule ndey gile mbaay gile bu doom màggee saf lay baaxoo fam ma get doom bu juddoo dafa niru baayam nga ci yaayam jeex samba yaa na nga digi jor naa mbari ko moom samba yaa ne nga digi jor naay way ni way wi may way di ko moom ba ma geta baax samba yaa ne nga digi jor naa way wi ki ko moom mbari ko moom samba yaa ne nga digi jor naa ba ma get jomba ñaaw borom Sen TV di nga mel ne bam ngay bel noor bi boo digal say bañ ñu retaan ginnaaw ko jàmbat naa la bakk naa la way naa la Maguette yaa baax a baax samba yaa ndanga ndigi jor naa ma way wi ki ko moom mbari ko moom samba yaa ndanga waay ni way wi may way di ko moom ba Maguette a baax samba yaa ndanga ndigi jor naa troisième combat Caatu Xaar Yàlla moo nge mu lu xonk moo nge mu lu weex bokk BM moo nge bu xonk bi def rëdd Boy Niang ci bopp bi tent ko Caatu Xaar Yàlla dóor na moytul ma BM génn nañ saaku yi arbitre day àtte waaw xoolal Caatu Xaar Yàlla day mel ni kuy xool fële gis nga day jël bët yi benn instant mu sànni ko feneen mel ni lu koy nax jékki-jékki rek fëggaat yi moom damay bañ réel rajax am ci Caatu Xaar Yàlla sànni na waat benn gauche bien concentré ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk mi ngi concentré wu ci sa sujet ci combat bi mais mel na ne lu def demi flexion di ko déglu sëgg di ko xool daa mel daf ko bëgg a bëtt moom BM Caatu Xaar Yàlla mi ngi taxaw sóoraale say tànk BM sànni na benn gauche attention daw na jàppante na xam na ne balaa muy jàpp il faut mu xeex léegi jàppante na ñu ñoom ñaar BM am na ngemb benn loxo mot na ko daan na ko caxabal daan roof tànk caxabal daan il est intelligent Caatu waxoon naa day sóoraale say tànk il est l'enfant noir moo ngeem bu ñuul bi nduróog turandoom la takk
muy ñuul morceau bu xonk bi la takk si ndigg bi mi ngi commencé wàcc far bu jar mi ngi dirigé mi ngi topp l'enfant noir mi ngi moytu l'enfant sànni na moytu na coup yi mi ngi moytu ay coup mi ngi moytu mi ngi arrière far bu jar mi ngi koy teg choc l'enfant noir jël na tànk ya l'enfant noir soobu na far bu jar mi ngi door ay uppercut l'enfant noir sigi na l'enfant noir far bu jar sigi na door na day door rek sëgaat day door rek waaf mbot bi ñorul l'enfant noir ñorul da nga ko bàyyi ba mu xaw a sukk nga bëgg a tànte mbot mais ñorul l'enfant noir mi ngi moytu na kanam gi ewaay ma ngay xool entraîneur mbot na ko kii mëq na kii yaram bi laal na suuf kii kanam gi laal na suuf lan la arbitre di wax bëre waat arbitre sifflé na waat far bu jar ak l'enfant noir ñu ngi ci deuxième mi-temps bëre nañ premier round ñëw ci deuxième round bi ñoom ñaar dañuy xeex léegi waaw aja ñu ngi xeex ñoom ñaar baax na wax naa la moytu yi ngay moytu baaxul ci yow soobu na dafa moytu ba jël coup ci gémmiñ melastiku daw rek soobu bëgg a jël tànk bëgg a jeexal combat bi wax naa la l'enfant noir waaye daan na ko coup bi la moo ko perturbé waxoon naa la l'enfant noir di nga moytu ba encaissé coup moytu bi ngay moytu dafa ëpp te tu avais un peu la pression bëre nga jàmbaar nga góorgóorlu nga mais moytu bi moo metti woon da nga jël coup mu perturbé la et félicitations à Farou Diar mbokk yi ñu ngi jëm ci 5e combat de la soirée Thiatou Père Diaw moo nekk suñu ndeyjoor acteur moo nekk suñu càmmoñ Thiatou Père Diaw mi sama koñ la de Grand Yoff rakku mobile 2 ña ngi ko tuddee ex maire Grand Yoff bu acteur dooree mu dal dëgg-dëgg film bi nag daal di fin bi ngi dugg mi ngi pénétré Thiatou Père Diaw mi ngi jéem a pénétré sàcc tànk dana fa am waxoon naa la sàcc tànk dana fa am soobu na léegi jàppante nañ ñoom ñaar acteur jàpp na xeex nañ léegi benn xeex bu sew Thiatou Père Diaw jàpp na caxabal na ko daan na ko acteur daan na Thiatou Père Diaw ndeysaan yàq na baptême de feu tu as bien lutté mais moo la ëpp volume boo leen jàppantee da lay daan ñu ngi si beneen combat fils ay meeru moo nekk suñu ndeyjoor ngeen bu baxa xaw ma cuub ndooy vitamine moo nekk suñu càmmoñ bi mooy 4e combat wu Grand Yoff mbooloo si bésu mu ñaa bi tey ñett ñëpp a daanu léegi kii moo ci des ñu xool on va voir qu'est-ce que ça va donner ndooy vitamine mi ngi koy toppaat kii vitamine kese la macha allah weex bi mu ngemboo sax vitamine la mi ngi koy dàq ji fils ay meeru da ngaa bëgg a nax wala fils ay meeru mi ngi def ay déplacement mel ni kuy daw ñu ngi koy dóor waay ña ngay xeex raak door na ko uppercut kii vitamine kese la ak a bëri vitamine 100% vitamine A B C D E F ba X Z moom la yor A ba Z ngemb bi arbitre waaw vitamine takkal ngemb ba mu dëgër xool ko rek lay ak bleu blanc rouge bi yee avertissement pour Ndoye vite ñu ngi jëm ci beneen combat 7e combat de la soirée metti suñu nay joor Pape Sodé suñu ñu càmmooñ ngembul xonk metti moo ngemboo ngembul weex metti ñoom ñaar jàppante ñu ngi yoon waa asiko jéembe yeeg ñi ñooy dem ci match nawetaan yi ndeysaan ñu ngi def ambiance bu neex waaye yaa jëfa dee sama gaay ñooy tàcc tëggkat yaa ngi ne à droite elage jéembe yaa ngi noonu ak asiko yi attention laay la Pape Sodé daan na ko laay la mëq na suuf tëdd na ci suuf si dënn bi ngemb bi kanam gi yëpp takk na suuf Pape Sodé bi daan na métti ay waay def na lu métti yu métti julli na ñaari rakka benn rakka def say ñaan waaw yow yàlla maa ngi lay gërëm sama sëriñ bi ma ñaanal yow bii maa ngi lay gërëm oh yaram daw na oh sama waajur yi loolu la wax ñu ngi jëm ci 7e combat de la soirée arbitre bi Malick bi laaj na ay assistant Malick laaj na mbëri ba xam pare nañ doomu gétoo ngemb lu weex Birahim 2 ngemb bu xaw ma marron xaw ma daal daanaka daal marron Birahim 2 taxaw na di ko déglu attention ñu ngi jéem a xeex jàppante nañ accrochage jàppante doomu gétoo Birahim 2 doomu gétoo mi ngi koy bëgg a jeexal mi ngi door ay uppercut Birahim 2 bañ na jàpp na tànk bi daan na ko doomu gétoo daan na Birahim 2
doomu Gédoo bëre na ba daan waay jaayu na Boy Saloum loxo moo féete suñu ndeyjoor Kirène gauche 5e combat wu tey Grand Yoff mbooloo 4 yëpp am nañ défaite kii mooy 5e combat bi mooy las parage bi nag Boy Saloum attention ñam nañ ko soobu na waay attention Kirène ak Boy Saloum Kirène dafa xaw a jaxasoo mi ngi rapidos combat bi rapidos Boy Saloum suñu ndeyjoor jël na coup ba dem ardo ndeysaan 5e lutteur Grand Yoff mbooloo tey ndeysaan li mu yenoo 10 daa bëgg a sauver honneur bañ a daanu rek pour am ndam pour sigil gaay yi ne ñun 5 ñëpp bi ñu demee di guerre ñëpp a daanu man ma jóg te samay rafal dóor ba éliminer sama adversaire ñëw taxaw maa sigil samay nit maa sigil sama dëkkuwaay Grand Yoff doomu Grand Yoff la Boy Saloum arrière na mi ngi arrière waay soobu na laay la c'est des soof ndem des koy lekk Jara 2 mi ngi toog moom moo bëre grand combat bi digganteem ak njëmbaat ñu seetaan ko soog a ñëw ci plateau bi dem publicité. waaye sant Pa Maguette. lépp jàmm. waaye lépp nice. namoon naa la. waaye maa la raw fuuf. mais bi ma la gëjee gis ak léegi nii liggéey nga ah. bi ma la gëjee gis ak léegi liggéey nga. waaw liggéey naa xam rek combat bi daa am lu ma jaral Pa Maguette. géej waay yëpp nekk sama ginnaaw ma koy pare. combat bi zodi laa ko jël barki yàlla mi. am ci loo jugee. waaw daa am ci lu ma jugee. tey ndam rek moo may arrangé. combat bi dama ci daj lu métti zodi laa ko jël. vendredi guddi lañ ma jox avance bi barki sëñ Fallou. mais bi la koy jox fekk na nga pare. fekk na ma pare. li ñuy wax mbër day pare. bilaay mbër day pare. Pa Maguette tey ndam rek moo ma arrangé yóbbu ko géejawaay. alors sa adversaire da nekk combat bu jafe de si yéen ñaar. non du nekk combat bu jafe combat bi du yàgg. combat bi du yàgg ne la ñu ñaar ku nekk am na loo bëgg moom daa jógee defet ma jógee defet kon combat bi du yàgg. waaye yàlla def na ni maa ko gën a soxla. moom nee na moo gën a soxla. non yàlla def na ni maa ko gën a soxla. bi ngeen ko jëlee yàggul dafa mel ni kii si quelques jours ngeen jël. non barki démb laa ko jël man damay entraîné chaque jour combat bu ñëwee dama koy jël. mais nee na du yàgg nee na combat bi du yàgg. waaw. wax na dëgg juumul de wax na dëgg combat bi du yàgg. mbokk yi ñu ngi jëm ci dernier combat c'est le grand combat de la soirée avec Mounia production. arbitre bi may na leen ñu ñaan ba pare nee na leen ba xam pare ngeen Jara 2 suñu ndeyjoor Njambaan 2 suñu càmmoñ. Jara 2 nekk écurie Ramdan Njambaan 2 écurie Mor Fadam ñoom ñaar ñëpp dañu jóge ci défaite mais kii moo gën a njool kii moo gën a gàtt ah Njambaan 2 waxoon na ma ko nee na woon dana gaaw Jara 2 ne waaw dëgg la comme moo ko wax bisimilah combat maa gën a soxla ñu ngi xeex ñoom ñaar soobu def ko combat rapproché Njambaan 2 booy xool tànk yi bu ci Jara 2 duggee ah damay ragal bu am dara yootu na ko jàpp na ko lii la bëggoon jàppanteeg moom Njambaan 2 rasu na ñoom ñaar ñëpp jóge ci defet laa ilaaha illallaah combat bu doy waat pour ñun ñoom ñaar combat boo xamante ni da leen di yëkkati waat combat bi ñoom ñaar ñëpp jeudi lañ ko jël ndeysaan musique ba nag rythmé wu na attention xeex nañu ba génn saaku yi Jara arrière na Jara dafa bàyyeeku woon de ba génn saaku yi Jara Njambaan bu jàppee du bàyyi de daf ko gën a jot moo tax dafay yomb a jàpp Njambaan pour mu jàpp dafay yomb attention Jara dafa diis jéemoon na ko plaqué caxabal na ko Njambaan daanu nga caxabal bi baaxul waa ji tànk yi dafa dëgër dafa diis oh Njambaan daanu na waat Njambaan nga xajam na ndeysaan Njambaan découragé na ngay lu mi ngi dem ci moom ndeysaan di ko jëli Jara 2 qui signe une victoire boo xam ne bu important la pour moom. ay ca victoire bu am solo ñu ko ci félicité moom Jara 2 di encouragé Njambaan 2 parce que jàmbaar ak également yaakaar ni pare nga rek moo tax ñoom ñaar ñëpp ñu jël combat bi ndax Max toujours day wax ni mbër du préparé day pare ñoom nag pare moom moo tax ndax combat bi ñeneen ñoo ko waroon a bëre mu yàqu ci diggante bi ñoom ñu contacter leen ñu ni gannaaw ñun moom suba ak ngoon guddeeg bëccëg ci entraînement la ñu nekk ak bëre nañu ñëw rek ñafe ko. waaw xam nga démb sax ñu ngi ci waxtaan ak Serigne Modou barki dem maa ngi yow. Serigne Modou jàmbaar la joo xamante ne nii moom bu dëgg ma lee programme yaakaar bi ci xale yi am. moo tax combat yàq du tax mu bàyyi. day fexe pour journée bi am. pour journée bi nga xam ne ñu ngi njëkkoon a sóor Mandela
ak xaleel boobu ne ci école de booy bataay mi ngi mi ngi HLM. non jiituwutoon boobu jiituwutoon. boobu moom mujj remplacer combat bi. mais gis nga Van Damme gaañu ñu doog a indiwaat nag combat Batista ba tey ak Njambaan 2 mujj jubóog Batista ñu doog a indiwaat Ramdan. xoolal lépp ci ñetti fan. ayca jaara ñu jox la ko. waaw gay naa ko ak Mandela. ak gay naa ko Mandela njëkk a bëre mu yàqu. ñu jox la nga ni man pare naa ba mujj ci moom. waaw père. parce que entraîné suba ak ngoon guddeeg bëccëg ci loolu nga ne. waaw ginnaaw bañ sant yàlla di julli si yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur di sant sëñ Mansour si Jamil bu baax di ko nuyu ñu ma waa këram. ñu ngi lay nuyu sëriñ bi di wax yokkal ñaan si Malick ñu ngi lay ziar. ak bépp kilifa diine gu nekk ci Sénégal. waaw comme ni ñu ko waxee rek ñun moom vraiment chaque instant ñun bu nit ñi di wuti xaalis ñun dañuy wuti doole. waaw man loolu laa gëm man bu ma gisee ku xëy di dem liggéey su ma gisul lu ma joobi damay dem wuti doole. ndax xam ne sama doole moo may fay. chaque instant dama nekk ci entraînement. chaque instant foo mu fekk man maa ngi ci ay entraînement. ku ma xëy gis ma boo ma gisee damay dem heure entraînement nga may gis. à part loolu samedi ak dimanche ma dem sama kër grand Youssou yendu foofu ba ngoon. ma ñëwaat sama gàlle. làmb ji dañ ma woo kii jeudi maa ngi jóge contact école ba. sa Mbàkke woo ñu. ni ma am na benn combat bi nga xam ne fii dañ ko waroon bëree mais dafa mujjee yàqu quoi léegi dañoo bëgg ku ñu ko bëreel ma leen pour bu fekkee man dong ak bëre kase man pare naa ñu woo waa écurie bi laaj leen waa écurie bi ni ñu nit tamit ñun d'accord nañ si loolu ñu woo sama staff gars yi nga xam ne moo loolu gars yi ne ñoom it pare nañ affaire yooyu si lañ jël combat kon entraînement mooy wóor mooy gàllaaj bu njëkk waaw entraînement moom dafa mel ni desitu butéel yi nga indi de waaw desitu butéel yi rek xam nga yaa ma gën a xam parce que diggante jeudi vendredi ak samedi waaw mais tamit am na suñu ñu si jàppale bu baax ku si mel ne suñu yaay aji jàppale nañ si bu baax waaw maman aji sonn na ci combat bu baax ku mel ni alaaji Victor Omar Bass gars yi dañoo sonn ci làmb ji dañ see jàpp bu baax barki Seydina am ko li muy gàtt gars yi jàpp nañ waaw li muy gàtt gars yi jàpp nañ ci waaw et puis nga jógee ci défaite ñu jox la combat ci diir bu gàtt boobu nga jël ko risque la pour yow mais pour yow pare nga quoi waaw maanaam du risque benn boor ndax mbër préparé na fi lu mat at dem combat ñu daan ko waaw kon boo gëmee yàlla rek yow nga gëm li ngay liggéey normalement war nga war a mën a dem si benn combat nii préparé ko benn fan xëy ñu woo la guddi ni la combat nii la nga dem bëre ko boobu da ngay dem ak ngëm yàlla ak gëm li nga liggéey mbër da ngay gëm sa bopp man loolu laa gëm dëgg naa dëgg waaw mbër da ngay gëm sa bopp gëm li nga liggéey gannaaw yàlla nga yaakaar ni maanaam bañ a jël sa lépp nga teg ko ci su dul lii du ma daan quoi maanaam da ngay gëm yàlla nga def ko man soo gisee gars yi mu nekk ndam lu am solo wax nga ko préparation bi gàtt na ñi la jàppale tudd nga leen léegi jara jëm fan waaw jara mu ngi nii rek di déglu gars yi ku ñëw mooy loolu man nekkuma fi di taamu kenn mbaa may lim kenn ñun ay xale lañ bëre comme niñ la bette nii ni la kaay ku la bett suba it waaw ku ma bettaat suba bu ma bëree Assane Ndiaye mi ngi doon wax sama combat mais ba léegi fi mu toll nii moom it combat dafa am lu koy taxawal soo waxee nit ba pare daa am luy taxawal combat 4 avril ngeen di bëri waaw Assane Ndiaye wax nañu 4 avril fi mu toll nii kon maa ngi déglu quoi ndax man pare naa pare nga waaw acca boobu moom préparation bu gudd bu yàgg bu baax lay laaj waaw insha allah dañ ciy ànd ak rek ku mel ne suñu yaay mère Fadjaaj naa si ndax combat bi li muy gàtt def na si dooleem bu baax mère Salamata Korea suñu yaay tamit da ciy jàpp bu baax ku mel ne ay grand Assane Dioum sama papa Youssou gars yi dañ ciy jàpp ay Lamine Gueye waaw père Samsu Diène gars yi dañuy jàpp si lamb yi bu baax a baax acca jaajëf xam naa ni dinañu am beneen jotaay dalal la ndax ñi ngi dese ñaari invité Mbaye production ca Dagana moom mi ngi tëgg le 26 février waaw ca maison communale ba diggante Ama Baldé bu Ariwele ak professeur bu Maraka kooku nag drapeau monsieur Bandel donc noonu la ko waxee dugalal ma page de pub bu ñu jël see ma limal ko ñi nga xam ne ñooñu lay gërëm jërëjëf ay maaleykum salaam. waa Aïda couche bi ngay coucher xale bi couche toile yi nga xam ne dafay indi ay irritation.
couche yi de moo jeex rek ma ne naa jënd couche 100 francs en attendant ci boutique bi. xaar ma tuuti ma ñëw. gis nga lii mooy couche Kalinex. kii moom ngay fompee sama turandoo bi. lii nag mooy shampoing bi tam maa la tegal shampoing bi. nooy na dafa am élastique te day absorbé bu baax xoolal waaye dama lay wax ni la fii ba le 31 mars fukki maman ak juróom ñoom la ñu fas yéene sargal ci 50 000 francs maanaam da ngay jël ñaari xott yu jeex yi boole ko ak benn lingette bu jeex nga def ko ci enveloppe def sa tur sa adresse ak sa numéro de téléphone nga xool ci grossiste bi la gën a jege nga def ko ci dégg nga waa kay man nag maa ngay dem. bàjjan daal am nga maanaa waaye kenn du moom. Kalinex, la douceur d'une maman. Joni takkal na koor. Joni. yow loo def nii. maa takkaloo ma or de. xale bi daal saa yu ma ko bàyyee ci kër gi rek su ma ñëwee fekk nga ubbi sama boîte à bijoux bi takk sama or yi ba sa xol féex. tey nag moom Joni moo ma takkal or. Joni man. waaw. gaaw a ma. yaay fàtte kër bi ma papa yónnee xaalis. waaw ma dem récupérer ji ko damaa yegg si toog rek ñu woo ma téléphone ma Joni takkal na la or. xanaa gisoo ni ma def. déedéet. maa la wax lii yëngu la. waaw or rek ngir sargal jigéen ñi looloo neex Joni di ci dox te fas yéene joxe ñaari pariru or semaine bu nekk fii ba 31 mars ndaw sargal jigéen bu nar a neex taamul Joni yónneel wala jot xaalis te Joni ngay góor mbaa jigéen ngir nga mën a am ci ñaari pariru or yi ñuy joxe semaine bu nekk fii ba 31 mars raax ci dolli semaine bu nekk dañuy tànn fukki caissier ci point Joni boole leen ci sargal bii. Joni daal neexul ba neexul waaye mooy xaritu jigéen ñi. Joni ñii. Joni soxla su teew moo ci gaaw. waaw naa def. maa ngi fi daaw. alhamdulilah. Modou. léegi day xam boppam soo xamee yaay kan li nga xam fi nga jëm te soo xamee fa nga jëm kenn mën laa baar Olof Njaay nee na leb bor fay su la fayul la nga foqate ko nangu sa alal. waaw baax na jërëjëf. allo mbër. waaw kooku. man la Modou Anta. mais yow kat moo la may fit sax nga may woo sama téléphone. atta bor fay. waaw bor bu ñu atteegul luñ koy fayee. li ma yoreel laa bëgg nga jox ma ko. li ma la yoreel mi ngi nii ma teg di la xaar bu dee am nga fit kaay jël si ko. lu ma sama bët may sama fit du ma ko xañ. ay ca jaajëf cey le 12 mars loolu neex na ba pare. daal tuq su bën lay doon saal ba ñu walaale ko. saaj bu soro sa bopp ñëpp moom la ñuy waxtaane dañuy walaale saaj ba. dañ koy walaale tuq su bën. saaj ba dañ koy walaale. man dama déggoon saaj ba réer ma bëggoon ñu dem ba Kaolack wëri saaj dañ koy walaale ba tey dañ koo wëri Kaolack. waaw dañ dem Kaolack wëri ko Kaolack nag ka ñu fay fekk mooy suñu jarbaat Moussa Madiama ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Kaolack yëpp yi tamit Amina suma doom maa ngi lay nuyu di nuyu vraiment toute la population du Saloum di la dalal jàmm ci plateau Grand Combat. jërëjëf Malick ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si Yonent bi ñu nuyu waa Sénégal yëpp ñu jógee si biir Sénégal ñu dem Kaolack ñu nuyu Saalum yëpp waaw ñu jógee Kaolack dem Jolof nuyu waa Mbëllaxe kon yow daal da diggante Jolof ak waaw maa ngi waa Saalum laa juddoo Saalum laa nag mais nag sama d'origine Jolof la sa d'origine Jolof diggante Jolof ak Kalloosi dëkk Maguette. moo tax waaw ñoo bokk moo tax Max boo xewu ni Moussa Madiama sama jarbaat la. waaw te ku bokk ci gétt gi. naan ci meew mi ay ca meew mi Kaolack lañ koy naane ji drapeau Youssou Aaj la woon. wax dëgg yàlla population Kaolack yëpp
jënd ñëw wuyu si ko lu journée bi gudd parce que guddee na mais ñëpp dañu toog looloo lay won ni Kaolack dëkku làmb la ndax ku wax Kaolack wax champion yi nga xam ni ñoom Bori Patar ak champion yu mag yi nga xam ne ku ci mel ni Mohamed Ndao Tyson kenn wax Kaolack lamb jee passé bu ma jama ji dama ñëw ba jàll Aliou Ndiaye médaille d'or attaqué ba ma ne ko damay dellu si ndax yow dañoo waxtaan ak yow. dëgg la ndax Aliou Ndiaye médaille d'or xam nga ak ñoom Adjuma Diouf. ñoom Adjuma Diouf borom école de lutte ba maa ngi koy nuyu. Kaolack dëkku làmb la. dëkku làmb la. ndax it nag ay champion yàgg nañ faa génn. ay champion lukke koo fa ndax noonu ko dutee ba ci Saalum bi foofu yëpp ay làmb fay am ay champion ma nga fay génn tey dañ ñoom Moussa léegi léeg-léeg seen xel ne ci Ndakaaru mais léegi li ëpp gala yi duñ génn ci mbëri Kaolack yi duñ génn ci mbëri Kaolack ci lañ leen di jël te day fees del waaw ñoom dañoo yor seen liggéey làmb du seen liggéey dañoo yor seen liggéey à part mais xam ne ay ndaw lañu te tamit mbër yi nekk Kaolack bëgg nañu di bëri te ñoom ñëpp mënuñoo ñëw Ndakaaru di fi bëri ñoom ay la yéwén ñu nekk ci Kaolack booleel la ñu am ak la ñu amul yëpp ak ñi leen di jàppale ñu ci mel ni ku ci mel ni Youssou Aaj ak ñeneen ak Daha mi nga xam ne moom nga war a tudde drapeau bii di ñëw loolu dinañ ci dellu soit ñu leen di jàppale yàgg naa am ay arène nag nga xam nga arène Manga 1 foofu la ne mu ngoog foofu ci Kaolack et yóbbu ma Kaolack yow yóbbu ñu Kaolack ñu leen di nuyuwaat ce grand combat defaat déplacement comme ni ñu koy defee ci région yi Sénégal di xool pépinière lamb tey ñu ngi fii ci Kaolack ak Moussa Diama ci label bi nga xamante ni moom mooy programme Jolof Production ak Amar Pro tey combat bu mag bi di dox ci diggante ki nga xam ne moom mooy Plaqué ak Sa Thiès bu Jolof mu nekk ay combat yu neex gis ngeen ambiance fii ci stade bu Lamine Gueye fii la ñuy defee combat bi muy cadre boo xamante ni macha allah yaa na l'ambiance. oui. Sa Thiès gis nga li mu fekk. waaw gis naa li mu fekk kay. waaw gis naa li mu fekk. defu la dara wàññiwu la. non wàññi ma dara wàññi ma dara. non wàññi ma dara. njool la tamit. non wàññi ma dara. daa mel ni moo la sudee ay 5 centimètres. dama koy duma daan ko loolu kii ma. laay wallaay dama koy duma daan ko. da ngay duma daan ko. dama koy duma daan ko. toogal. da ngay plaqué wala. non doo ko seetaan rek. surprise lay doon. jàpp yem jox. surprise lay jox. mais njool la de xanaa da ngay yootu. da ngay yooru si tànk. non dama yoor a baaxul. alors yow ñaata combat nga am. man man sama ay combat bëri na de. waaw sant wér kay. Sa Thiès bu Kaolack. waaw na ko Kaolack maa ngi gis ngay sangu rek xanaa dafa tàng. non dafa tàngul sax gis nga Kaolack. wala nga indi ay 500 butéel yooyu. non gars yi ñoo ko indi rek mais man bu nekkoon. ñoo ko indi waaw. alors Plaqué nee na combat bi dara du doy
nee naa ko njool nga nag. lu mu laaj rek bu laajee xeex ñu xeex ba dugg boîte vocale génnaat bàyyi fa message bu laajee bëre ñu bëre ba dugg waaw internet bi lépp. yow yaa ngi si ñaata combat. man maa ngi ci 7 combats. 7 combats waaw. ñaata victoire. 6 victoire benn défaite. benn défaite waaw. mais booy bi. non kii du ma téye mënu maa téye. nee na doo am dara de. ma jaar moo gën a métti fii nii. bilaay wallaay. dëgtal nañ leen tous dañuy dem xool combat yi naka lay demee ñu dem xool Kaolack bëre bi naka la fay demee. Cœur de Lion numéro 2 écurie Mame Ndiambane moo nekk suñu ndeyjoor ngeen bu ñuul mi ngi dajeeg ak Farba. ñu ngi liggéey ba tey nii sax bu ñu joxee combat Dakar ñëw bëre ji ko loolu amul problème. yow mii Cœur de Lion numéro 1. waaw man amoo problème man. bu ci mel ni ki kan. waaw bu ñu ma jox si boobu ma bëre ak moom. sa turandoo mi ngi dóor sa turandoo mi ngi xeex attention. Cœur ak Farba mi ngi fayu. Cœur dafa mel ni ki daf ko takk. lamb bi jeex na turandoom nee na jeex. waaw jeex na tàkk bu ko yaa ko wax de jeex na. maa la ko wax bu ko jàppee rek mu jeex. moo ko dàq bëre. waaw bëre yi bokkuñ sax bëre yi bokkuñ kii li ma def si moom xajut si booy bi bilaay. kon mi ngi noonu ñu xool lan lay joxe attention jéem na ko plaqué. daan na ko waxoon na ma ko. waxoon man nee naa la waxoon nga ma ko. li booy bi liggéey xajut si booy bi. xam nga sa turandoo. xam naa ko bu baax a baax ndax man maa ko yor. mbokk yi ñu ngi jëm ci beneen combat ba tey ñu ngi ci kaw Agogo écurie Mame Ndiambane beneen mbëru Mame Ndiambane mi ngi dajeeg ak Lion Dia écurie Ninki Nanka tànk ndeyjoor Lion Dia nekk écurie Ninki Nanka attention waxoon naa la ko laay la kii di Ninki Nanka laay laa waaf na Agogo rëpp na wër na ko ndomba bul dóor rak booy wiiri mu lay teg ci suuf daf ko bëgg a yenu dóor ci suuf àggagul defagul 4 appuis 3 appuis la def mi ngi raam di génn saaku yi booy génn daanu nga nag Agogo ki wax naa la kii Ninki Nanka la laay laa xoolal supporter yi Boy Nour moo ñu wan ginnaaw Papa Sow moo ñu wan kanam ñu ngi leewtoo maa ngi koy wax stade bi donte sax attention Boy Nour dóor Papa Sow Papa jël na initiative jël na tànk bi daan na ko Papa Sow daan na ko mbokk yi ñu ngi jëm ci combat spécial ci lañ jëm amical jëf jël moo ñu wan ni ginnaaw gasoil moo ñu wan kanam ñoom ñaar ñëpp xamante nañu attention amical jëf jël door na dem soobu jàpp na gasoil téye na ko ñoom ñaar jàppante nañu waa léegi nag xanaa war naa mën a mbéj na ko di gasoil door na ko ci nopp léegi taj moom nag dafa sawar trop gasoil dafa sawar trop moo tax day xaw a perturbé tuuti kii di amical jëf jël amical faqat na ko def na 4 appuis daf ko faqat wala 4 appuis wala ñetti appuis arbitre jaxasoo na nag mbir yi jaxasoo na lu xew jox nañu victoire amical jëf jël tey sama xol dafa sedd tey artisanat yi Kaolack yëpp dañoo génn sama xol dafa sedd tey lii dafa wane ne Kaolack benn la Kaolack tey benn la vraiment Jolof production dañoo def loo xam ne liñ def xamuñu sax nu mu sedd sama xol. nekk styliste lii tamit di suñu tradition di suñu cosaan kon ça veut dire que étant styliste nga nekk styliste ñu jël.
waaw Max ñi ngi ci doon waxtaan léegi am na sax ku ma ni lutte traditionnelle bi dafa commencé jël niveau bu nga xam ne est-ce que du dem sax ba gêner li nga xam ne moom mooy lutte avec frappe bi ndax promoteurs yi nekk ci lutte avec frappe bi ñoom ñooy tëgg tey lutte traditionnelle tey di ci def mise bu am solo mbër yi bëre ci bëre dóor bi tamit ñooy ñëw di naru ci li nga xam ne mooy lutte traditionnelle. waaw loolu am solo gis nañu ngi def ay jéego. ba it nag boo demee di wane sa bopp ba bokk ci champion yu mag yi. teraanga bi ngay am fii mën nga ko am ci bëre simple bi. mais bëre dóor bi nag moom xam naa ne. acca dañ lay bàyyi ñu déglu la ak Luc Nicolaï. acca ñu dem. waaw sant Serigne Bara Mbacke Fallou sant jër sa njabootu sëñ Touba bi yëpp fii ma fa la nag Max yéen la rek ndax yow yaa ma ci dugal yaa ak Malick Thiandoum yéen a mën a jaaral ci yoon bi ma jaar fa. mais tey li may wax rek ku wax lig wax làmb ngay bay sa waar ci dëkk bi di lii nga def état la waroon boo jógee ñëpp jóg waaye nag am na feneen fuñ lay xaaruñ la ci bëre simple rek ndax da ngaa jaboote ñëpp rendez-vous yu mag yi ñuy dégg foo ci tollu léegi. waaw ñu ngi ciy liggéey mais wax dëgg yàlla bëgg nañu aussi def lu rëy ci bëre simple bi ñu ngi préparé yeneen journée yu mag d'ailleurs sax ma jox la exclusivité dama ragal ne balaa 15 jours dinañ tegaat fii 10 millions pour xale yi ñëw yëngatu ci bërewaat ci am dara balaa 15 jours. mais programme bi ma gis du Ndakaaru rek de ma bëgg nga limal ma ci tuuti rek. Ndakaaru la Fatick ak Thiadiaye Kaolack ak Sénégal yëpp daal dinañ ko wër waaw xam nga rek timit Max il faut mu demee nii parce que timit xam nga làmb dafay cosaan surtout nag bëre mbapat bi fi mu toll tey ci biir réew mi laaj na ñu valoriser waat ko parce que xam nga bu baax fi mu jógee parce que jaar nga ci mbapat ba ngay dajeeg ñoom Dame Soudiane di dajeeg ñoom Yamouro Fange di dajeeg ñoom Ousmane Ndiaye bu Diouroup di dajeeg daan na Gaskel. ayca gis ngeen ko noonu la Pakala également daane Gaskel nga gis également rëg-rëg action bu mu def ta mu rafet nga gis sama copain nag Adama Diouf moom non Adama kenn du moom lamb ja ñëpp ay ndaanaan lañ mais keroog ñaari star fa am waaw Adama Diouf ak rëg-rëg maanaam ñooy yëngal public bi Adama xam nga dafa sedd keroog mais bu ñu yëngee public bi bay jóg taxaw keroog damaa ànd ak moom fecc naa sa ngeen ànd baal ànd nañu baal nga xam nga Adama man moo may yëngal moo may daaneel vraiment macha allah donc yaa ngi koy wax léegi li yéen a ngi waxtaan mu lay wax programme bu yaatu bi nga xam ne également moom la dëgmal parce que le 4 mars dina teg 10 millions ci stade Demba Diop donc loolu bokk ci programme bu yaatu bi nga xam ne daf ko war a def dajal ci Sénégal waaw parce que noonu lay def parce que dana dem ci région yu bëri nag parce que bin calculé lépp su ma jumul programme bi ma jotoo wan dem na ba ci 35 millions yoo xam ne day dugg ci région yi fu ne mu sërxal fa dara ay Joal ak Fatick ak fu ne lay dem mais dafa am loo xamante ne da ko ñamali ñëpp di ko bàyyi xel mais diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye ci laa ko doon cuq mais xam nga ñoom daan nañ lañ xam nga la am affaire business la te buñ xamee fa nga jëm doo yegg potum biir nekk la ñuy def dëgg la alors Sidi mu nekk lu am solo lutte traditionnelle bi gis nañu vraiment sa naataango promoteurs yi également ni ñu ci investir di ci def ay mise yu am solo waaw boo xoolee ku mel ni Jax production donc mooy def mi ngi doon def liggéey bu am solo keroog seetaan naa ko tamit à Mbour nga xoolaat encore ku mel ni tey jii Luc Nicolaï muy suma xarit bi suma invité de marque d'ailleurs moom ak famille am yëpp ci dimanche le 26 ñoom laa def invité ak Bombardier le roi des arènes parce que ñoom laa fekk si seen dëkk te aussi ñuy sumay nit ñi sumay xarit mais li nga wax ni lutte bi mi ngi def ay jéego yu am solo te lii dafa am solo parce que ku amul chance fële ci bëri dóor bi dem wuti ko bëri parce que am na ñoo xam ne am nañu technique bu mat sëkk mais yàlla def na mënuñoo dóor mais ku ñu jàpp doo dem wante rëg-rëg mii day yaakaar naa ni moom il faudra compter avec lui dans l'avenir. ah oui xale bu baax la yaru na aussi. mais aussi xam naa ne li muy def mën na ko te aussi boole na ci fulla ak fayda. dëgg la boole na ci fulla ak fayda sérieux na ci kon nag le 4 mars Luc da koy dàbbaliwaat 10 millions dañuy àndaat ak Luc Nicolaï dem ba fi nga xam ne moom moo di stade Demba Diop Sidi wax na ko Luc mooy invité d'honneur am loolu incha allah dimanche lay am fële ca Mbour Bombardier également ñi ngi ciy waxtaan ni ki démb parce que dimanche bi yëpp ñu rek Bombardier ñun ñoo yendu yóbbu nañ ko ca parc ba yóbbu ko ca ndox ma lu ne defloo nañ ko loolu yëpp ngir préparer teaser bu am solo digganteem ak Eumeu Sène Eumeu Sène moom moo ci des cey le 4 avril le combat royal Assane nee na ma semaine bii dinaa ko régulariser Bombardier ne waajaguma koo joxe dama koy bàyyee waalee làmb su ma paree jox ko ñoom assurance ak Pakala cey Eumeu Sène na ko da ngay wax rek yónni wuñ ci Tyson nga ko njëkk a jël muy sama mag di sama xarit
moo ko dugal fa mu dugal waaye dépassé nañu nag fu nga xamante ni dinañu tëj nit ndax ay idéem ndax ay conviction Sénégal dépassé na foofu nañu bàyyi Bamba mu delluwaat ci liggéeyam ak ñoom ñamu àndal Khalifa Sall it ña ngi ko convoqué ni moom it di ko càmbar am na lu nga xam ne daal rafetul ci biiru bokk nañu ko seet nu ñu koy defaree ba mu rafet ñun ñëpp ñu mën a ànd naan ci ndox mi ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar Luc Nicolaï Mbapat. Cheikh Tidiane Niang moo yor ngemb lu weex li moo Youssouf Faye ñu ngi leewaatoo Cheikh Tidiane Niang ak Youssouf Faye ndaw nañu daje waaw xale bi tax na foo sëtande ko Cheikh Tidiane Niang doon na war ko xale ba jalgandal rëcc xale bi tax na ëñ na ko mu jéggi xale yaa ngi bëre bu rëy takk na ko aj ko mu bañ takk na ko xale bi bañ na xale yi mën nañoo bëre mboot na ko ña nga ca suuf mu nga bootu ci cuisse bi mboot na ko daan na ko jël bu rëy mboot ma suufe na daa yàgg ca wet ga Ousmane Diagne daanu na Ousmane Diagne demal jël sa licence ak 45 000 Ousmane Diagne daanu na Ousmane Diagne yeenu nañ ko mu siisu Adama waaf na tibb na ko xale ba rasu waaw aj na ko Adama bañ xale bi daa mel ni xam na Adama ndax bu déclenché mu mbaar ko ci suuf ndeysaan Adama raaf na ca suuf tënk na ko doog moom kott na ko daan na ko waaye Adama en demi-finale waaye Adama waay Cheikh Tidiane ñaanit daan na kim doon bëre ndeysaan Adama Diouf Cheikh Tidiane ñaan daan na Youssouf Faye Adama Diouf en finale Youssouf Faye demal jël sa 45 000 ak sa licence waaw beneen quart de finale bi ña nga ca ginnaaw ñu ngi koy waaj a sifflé ndax Libidor jël na Fodé lonko da ko caxabal ca mu rëpp waaye ma nga ca wet ga Libidor bàyyiwul ndax waaw Fodé daan na Libidor est-ce que séddoo wuñu Fodé daan na Libidor waaw Libidor demal jël sa 180 000 kon diggante Pakala ak Reug Reug waaw daan na ko ñaari yoon waaw démb daan na ko Mbour demi-finale bañ tëgg na ko mboot Reug Reug daan na ko jël bu rëy ceet geloon Pikine laa bëgg nga dellu suma ko ndax loolu doo nga des ci sama carrière nee na la ma defal waa Pikine yëpp nañu ko fàtte nañ ko làq mel ni musuma leen defal dara naa mel ni liir buy soog a juddu ndax leen rek laa leen amel mooy indilaat leen titre roi des arènes Bombardier na ko ñam naa ko mu rëcc ma daw ci fukki at jotaat ko xam naa li mu saf du ma ko joxe waaye tey damaa jekki sama téléphone ni kar ñu ne ma Zarko waaw mbooloo ma ko topp motaar ya ko topp Alaaji Malick ma ni leen lu Zarko xewle dina ma man ak yow lañ koy tourner wow ci kong la yem bul sonal sa bopp tey Modou Anta ñaari jàmbaari fàkk tëdd lañu wallaay te li ma naan xëbal jàmbaar doo ci am ndam te ku ci ne defa nga ne yaa man sa morom diggante Modou Anta ak Zarko te muy journée boo xamante ni nag Alaaji Malick ñeenti grand combat la ak juróom benn spécial te bu ci ne rek boo ko tëggoon Iba Mar mu fees dell lu Grand Yoff mobilisé Thiès mobilisé na ko parce que nag Modou Anta day mbëru diwaan nag mbëru diwaan la xam na ci dara non xam naa ci dara loolu nga wax noonu am na Thiès d'ailleurs ñëpp a ngi koy préparé pour soutenir aussi Modou Anta te aussi nit la koo xam ni fowewul combat bi te xam na aussi combat bi li mu koy indil moo tax ñu koy wax na ànd ak dal rek te xam ne bu mu sànni ma teaser bi waaye Lili sànni ma teaser bi moom ñu wax nit ñëpp grand place yëpp ci la ñuy naan ataay parce que am mbër yi nga xam ne dañ ma ne teaser moom boo leen ko defalee mbër rek jaratul sax ñuy def publicité ndax doy na xoolal ma lii ma ngay jéggat di dem xoolal ma lii ma ngay jéggat di jëm ay sa ko toog ci ëttam yor am xaram di ko toog ca ñuy jox ko téléphone waaw ma ku ne di wax ak sa morom la nga bëgg a def ak moom waaw de xoolal Modou Anta ca Mbuur la toll di waajal boppam
Zarko toog di yafalum xarab. bor lay fayu. bor lay fayu. mu ne ko duma la ko fay. te ñëwal jël si ko war a def face à face bu mag. waaw ci le 26 bi Sidi di tëgg. waaw loolu ma ngay am fële. ca Bambey ci teewaayu madame Aïda Mbodj. ca Bambey. la ilaha illallah. ci Alaaji Malick. Assane nee na moom presse bépp dama leen di dugal ci oto jël mbër yi dugal leen ci oto ñu wutali Bambey daal di sargal Aïda Mbodj. te it nag nam ko tasaaree sax la xel nangu. bu jëlee Aïda Mbodj mu nekk Bambey. jël meeru Bawol tuddee ko benn drapeau. du ko jël nag Bamba Fall mi nga xamante ne nii mooy bu la neexee sax bu lox mit naan neel meeru Ndakaaru. waaw Bamba suñu waa ji moom it moom ca drapeau. wallaay suñu waa ji. Bamba ñu ngi lay nuyu di la ziar. kon nga xam ne Alaaji ma kii Assane dafa matale. waaw te Bamba nag xam nga Médina gépp boo rombee mairie Médina sa yaram dafay daw. lépp luy mouvement lépp luy kuréel lépp luy association ña nga taf libéré Bamba Fall waaye Bamba nañ ko bàyyi waaye nañu bàyyi jàmbur mu ñëw liggéey ndax askanam ñoo ko soxla mu nekk ku bëgg askanam bëgg ko di liggéeyal askanam waaye nekk un socialiste pur et dur nekk nit ku nga xamante ni conviction da koo am xëy na conviction. ak ñoom Abdou Khadir ba ko bongay ndaanaan yooyu yëpp nga xam ne arbitre naa la nga dajeeg ñoom kon yow kenn mënu laa wax dara ci li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy bëre bu amul dóor moo tax nag ñu war ko valoriser gis nga tey nekk suñu première journée gis nga macha allah stade bi ni mu mel Luc Nicolaï ñëw ànd ak ay mbokkam ànd ak ay xaritam tey foo sànni mbàtt mu tag lii mooy wane ne daal lamb war nañ ko gën a toppatoo war nañ ci gën a taxaw parce que Sénégal moo ko moom te bëgg na ko te it xale yi nga xamante ne nii tey ñu ngi ci lamb yaakaaruñu lu dul lamb war nañ leen jàppale moo tax tamit Luc taxawaay bii mu am war a def région yi ci Sénégal yëpp pour que ñu toppatoo waat bëre mbapat bi valoriser waat ko ba ñi nga xamante ne tey ñu ngi ci arène bi lépp lu ñu amoon ci làmb ñi nga xamante nii tamit ñu ngi ci mbapat mi am ko parce que ñun ñëpp ñoo bokk réew mi te ay nit bu ñu bokkee réew dañoo war a ànd bokk équipe niroo mayoo liggéey pour réew mi mën a jëm ci kanam max. waaw Pakala Kaskel ku ne jëlee benn avertissement waaye Reug Reug ak Kori du yomb Kori daal te bëre ba waaw Pakala Kaskel Pakala moom it champion d'Afrique la Kaskel champion d'Afrique la Cheikhou Diouf champion d'Afrique la ñoo ñëpp teewal nañu Sénégal am ay raaya tey ñoom wàcc nañ ci terrain bi di jongante moo tax dañuy xamante kenn mayul sa morom dara waaye Luc Nicolaï en ko innovation bi am na solo Cheikhou Diouf jël na Boy Faye war na ko ndomba Cheikhou Diouf war na ndomba Boy Faye Cheikhou war na ko ndomba wee Pakala jëlal nañ ko tëgg ko mbot seetoo nañu jël bi xale yaa ngi naaw oxo waaye Cheikhou Diouf ak Boy Faye ña nga ca suuf ma nga ca suuf war na ko ndomba ma ngi koy jéem a bay ma ngi koy bay waaye nanguwul ma ngi koy bay nanguwul jalkandalu na rëcc na xale yi naaw nañu wala di aate nañ ñoom tamit def nañ 3 minutes dañuy dallu dellu siwaat waaw Reug Reug fàq na ko jalkandaloo ak moom daan na ko cey Reug Reug phénomène la dafa jalkandaloo ak moom jaar ca flanc yi dëpp ko daan na ko jël bu rëy jël na Boy Faye Boy Faye door na ko tànk Boy Faye door na ko tànk Boy Faye mbaar na ko Boy Faye daan na Cheikhou Diouf dafa rasu bës ko mu dëpp waaye Kaskel jël na Pakala rasu rëcc oh di yomb daw na mbaar ko Pakala mbaar na Kaskel Pakala war na ko ndomba takk na ko ma ngi koy bës daan na ko Pakala